ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi seetaan suñu ay vidéo te abonné gu leen ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné bu ngeen paree nag bu leen fàttee bës cloche de notification bi mooy tax bépp vidéo bu ñu mën a dugal YouTube envoyé leen ko ci seen téléphone ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaan ngeen wéy di abonné. parce que famille Fares Cheikh Yérim Seck am na lu mu wax ci ñoom mooy ay libanais yoo xamante ne bi dégg nañu ne fekk nañ leen ci ak liquidité 4 milliards ci seen boutique yi dégg nañ aussi ñu ne dem nañu Touba. li ma bëggoon a interpeller famille Fares mooy Serigne Mountakha nañ ko génnee ci seen ay problème loolu laa bëggoon a wax famille Fares xalif général des Mourides génne leen ko ci seen ay problème américains yi ñoo ñëw di def enquête ci ab xaalis bu ñuy rawale ba jàpp leen mbay peex laay interpeller famille Fares boobu ngay yóbbu Touba génne leen ci Ablaye Mbaye peex parce que sëriñ bi yoonam nekku ci loolu yoonam nekku ci parce que il faut que ngeen xam li xew xam leen bu baax li xew il faut que ngeen xam ne famille Fares bi américains yi dañ leen di enquête ndax xaalis bi ñu doon rawale di ko yóbbu Liban jox nañ ci Hezbollah wala déet loolu laa bëgg ngeen tey ci kon américains yi suñuy enquête ci wàllu terrorisme famille Fares di daw di dem Touba nañu génne relation wu sëñ Mountakha ak famille Fares nañ ci ko séparer américains yi la ñuy enquête seen enquête yi bopp la parce que famille Fares bu ñu dawee laqatu ci Touba te ñii di enquête ci wàllu terrorisme mën nañoo indi lëkkale affaire Touba ak wàllu terrorisme loolu dañ koy bañ kon Ablaye Mbaye peex ñoo ngi lay wax ne la génneel Serigne Mountakha ci affaire Fares génne ko ci foofu ñu dem d'accorduma ci yoonu Serigne Mountakha nekku ci waa Fares seen yoon nekku ci seen yoon nekkul ci dem Touba di wax sëñ Mountakha dara enquête la américains yi ñu ngi mën a seen enquête nguuru Sénégal ñu ngi mën a seen enquête bàyyi leen ñu enquête mais génne leen xalif général des Mourides ci loolu Ablaye Mbaye peex li mu def c'est un acte boo xam ne maa ngi wax Mouride yépp dàq leen ko du yoon mu yóbbu famille Fares ci sëñ Mountakha ku ci nekk xam na terrorisme niñ koy moytoo ci àddina bi ku ci nekk xam na ne Amérique terrorisme rek la ñuy lijjanti ci àddina bi ku ci nekk xam na ko ku ci nekk xam na ne Israël ak États-Unis terrorisme rek la ñuy lijjanti ci àddina bi donc su fekkente ne bii terrorisme la ñuy lijjanti ci àddina bi di def enquête ci wàllum terrorisme wala xaalis ñooñu ñuy enquête ci ñoom di dem Touba yow Mbaye peex nga leen di yóbbu yow da ngaa bëgg a dugal sëriñ bi sa yoonu sëriñ bi nekku ci s'il vous plaît loolu laa bëgg a wax de loolu laa bëgg a wax di wax ñi jege Serigne Mountakha nañu leen wax ne famille Fares jërë ngeen jëf mais yoonu sëñ Mountakha nekkut ci Fares yoonu sëñ Mountakha nekkut ci xaalis yoonu sëñ Mountakha nekkut ci américains yi nañu dem ñu def seen enquête bu ñu defee seen enquête bu fekkee famille Fares boobu dafa am lu ñu war a lijjantee ak ñoom américains yi nañ ko mais Ablaye Mbaye peex tooñ nga ñu de yóbbuloo wuñ la ay famille Fares ci sëñ Mountakha de yóbbuloo wuñ la ko yóbbuloo wuñ la famille Fares ci sëñ Mountakha maa ngi ñaan nag yéen ñi wër sëñ Mountakha dàq leen Ablaye Mbaye peex mi ngi leen di dugal ci lu ngeen xamut mi ngi leen di dugal ci lu ngeen xamul de américains yi li ñuy enquête wàllum terrorisme la israéliens yi li ñuy enquête ci xaalis boobu wàllum terrorisme la kon waruñoo seet ay nit ñu ñuy enquête ci wàllum terrorisme ñu leen di yóbbu ci sëñ Mountakha kenn waru ko def Ablaye Mbaye peex tooñ nga nit ñi waaw le cabinet du ministre ñëpp a ci yam Ablaye Mbaye peex ànd ak le cabinet du ministre de la justice parce que dégg naa l'actuel ministre de la justice cabinet am impliqué na ci Cheikh Yérim Seck wax na ko c'est vrai l'actuel ministre de la justice cabinet am impliqué na ci comme cabinet am impliqué na ci du yoon ñuy ànd ak Ablaye Mbaye peex naan dañuy dem ci sëñ Mountakha yoonam nekkul ci Fares yoonam nekkul ci ay milliards yoonam nekkul ci ay enquête américain c'est extrêmement important pour que ngeen xam ko c'est extrêmement important yéen murid yi pour ngeen xam ko bu leen jàpp ne dañoo dem di wuti ndimbal foofee ñu dem mën naa indi ay relation yu garaaw a garaaw yoo xamante ne bi américains yi dañuy dugal Touba ci seen liste noire yeewu leen sénégalais yi
murid yi xool leen ubbi leen seen bët yi ci li ma leen di wax. américains yi bu leen neexee ñu def Sénégal ci liste noire bu leen neexee ñu bind Touba ci liste noire daan ne day favoriser terrorisme kon moo tax ñu ni enquête ci wàllum terrorisme waruñu leen a yóbbu Touba moom. Touba moom waruñu leen faa yóbbu waruñu leen faa yóbbu en aucun cas ku leen fa yóbbu tamit tooñ nañu tooñ nga sëñ Mountakha ku leen yóbbu Touba Fares tooñ nga Sénégal tooñ nga sëñ Mountakha ndax yoonam nekku ci. dañoo waroon a bàyyi bañ def seen enquête ñoom dama leen a mas a dégg Touba ndax da ngeen leen a mas a dégg Touba waaw mosuñoo dem Touba bañ dégg ne américains yi ñi ngi enquête ci famille Fares ci wàllum xaalis boo xam ne dañ koo financé Hezbollah ñuy daw di dem Touba te mosuñoo dem Touba fan ngeen mas a gisee yéen ci télé bi ñu ne famille Fares ña ngay ziyaare ji sëñ Mountakha mosuñoo ziyaare ji sëñ Mountakha mosuñu koo ziyaare ji kon mënoon nañoo toog fañ toog bañ lijjanti seen problème ba pare. bu ñu lijjanti seen problème ba pare su fekkente ne bi doonul ñoom bu ñuy dem di wuti Touba ñu dem Touba mais nag mënuloo toog États-Unis jóg CIA ak le Mossad israélien di enquête ci famille Fares yow Mbaye Pekh yaa cabinet al kii Sall ngeen jël leen yóbbu leen Touba ci sëñ Mountakha yoonu sëñ Mountakha nekku ci yoonam nekku ci waaw. loolu laa bëggoon ñu wax ko yéen murid yi yéen ñëpp ngeen wax ko xamal ko Mbaye Pekh xamal leen ko Mbaye Pekh ne leen ko tooñ nañu liggéeyu sëñ Touba xam nañ ne kenn mënu ko yàq wante manees na koo gàkkal liggéeyu sëñ Touba takk na ko ba mu dëgër c'est vrai kenn mënu ko yàq mais manees na koo gàkkal te lii ñu tàmbalee def nii gàkkal la nii ñu tàmbalee def nii gàkkal yoonu Serigne Touba la te du yoon ñuy gàkkal yoonu Serigne Touba di yóbbu ay nit ñoo xamante ne bi américains yi ñu ngi enquête ci ñoom nañ bàyyi ba enquête bi pare ba mbir mi féete boor waaw bu mbir mi féetee boor bés bu ñu bëggee ziyaare ji sëñ Mountakha ñu dem ziyaare sëñ Mountakha mais du yoon ñuy jël ay libanais yoo xam ne ñi ngi leen di enquête ci wàllum terrorisme parce que li gën a garaaw mooy terrorisme bi bu doon de affaire corruption rek la xaalis rek nga ne ndax mais li gën a garaaw ci mbir mi mooy wàllum terrorisme bi mooy danger bi parce que kañ cay topp Hassan Nasrallah bu Liban daf koy financé waaw nit ñu mel noonu ñu leen di topp ci loolu ñu leen di bàyyi ñuy dem Touba di gis sëñ bi américains yi di seetaan naan woy dem nañ ci xalif murid bi ñu ñuy mettre ñun sur écoute wala ñuy topp di dugg ci mbir yoonu sëñ Touba di ko enquête wala ñu di ñu dendale ak mbirum terrorisme sunu yoon nekku ci kon Abdoulaye Mbaye Pekh yow ak le ministre tooñ ngeen Sénégal ba fa tooñ yam dugal ngeen Serigne Mountakha ci loo xam ne yoonam nekku ci loolu laa bëggoon wax foofu parce que c'est extrêmement important ma signaler ko parce que am na ci lu bari loo xamante ne bii il faut que Sénégal ñu di ko seetaat lii xew ci réew mi bari na trop lii xew ci jafe-jafe ci réew mi bari na trop